ma coro ma jani ginangan Allah marel ni ma jogu yem panu galas kunu soti sukar mag moko nyamal du ko yapi dasaf panu galas kunu de pamaral mag moko nyamal du ko yapi dasaf sara balabay. salaamaaleykum chers internautes bu Dakar Midi TV ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax ci seen émission bu bees tàq ñu koy wax Kër Ndaanaan nag tey dafa ñëw fii Yëmbal seet si ndaanaan kulu fadri kenn dootu ko présenté mu nekk Ndiogou Mbaye Ndiogou osé Ndiogou posé waaye damay wax sama cameraman mu topp ma moo doxantu naa ko won leen li ci biir Kër Ndaanaan ak Ndiogou Mbaye. salaamaaleykum soxna si na nga def dafa mel ne yow laa fekk ci buntu kër gi. Ndiogou de laa doon seet ba xam mu fi. salaamaaleykum Ose Boy. Maam Bamba. maa ngi lay bëggee. mooy booy mooy si la nekk. maa ngi nii Bamba. ba yaa ngi ci jàmm. ça va gars yi bett ngeen ñu de. waaw gis nga tey waa Dakar Midi ñoo ñu woon seet si kii di Ndiogou Mbaye si seen émission bu bees tàq ñu koy wax Kër Ndaanaan nag tey jël kii di Ndiogou Mbaye lan nga ci xam. waaw kontaan ci rek bég ndaxte Kër Ndaanaan dafa xew Ndiogou Mbaye dafa xew kon sotti ci la ak def ci yéen moom bu ngeen ñëwee seet si ñu soyez bienvenue mais nag bett ngeen ñu trop. noonu la ñuy def surprise la ñu bëgg parce que Cheikh internautes yi ñoom ñoo ko bëggee noonu waaye damay ànd ak sama maay boy bi mu won ma ana Ndiogou Mbaye fan la toogee. bu ngeen ñëwee kon tuuti fekk ñu dem. ëpp naa def seen fas baax na trop. mais egsi la gars yi soyez bienvenue. Ose. xam nga dem de. Bamba asalaamaaleykum. Bamba. sama gars yi maa ngi leen di siyaar Ndiogou ci la nekk mais jim namu naa la. mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa lépp ñu dox mbaa lépp jàmm waa fi nga jëm noona waaw mais soyez les bienvenus yow toogal kër gaa ngi nii fii nag mooy ngéwal bi. waaw gannaaw ba ñu nuyoo Cheikh internaute bu Dakar Midi TV ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax seen émission bu ñuy wax Kër Ndaanaan dugg si nañ ci biir kër gi won nañ ñu ana Ndiogou Mbaye mu nekk la nouvelle star de la banlieue. Ndiogou Mbaye ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw mais Bamba ñu ngi leen di fay bu baax a baax di kontaan ci di leen nuyu bu baax a baax di kontaan ci yéen di nuyu Dakar Midi suñu télé di leen bëggee bu baax di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci Yëmbal. waaw fa tubaarkàlla macha allah dégg nga fu mu waxee te doomu ngéwal kenn du ko jàngal nan la ñuy feccee mbaa kenn du ko jàngal nan la ñuy wooyee. ba tax na kër ngéwal lañ ñëw tey dara du yomb maa leen ko waxoon te amaana. li ci kanam raw li bët. waaw Ndiogou dama bëggoon xam tuuti si sa débutant. sa carrière musicale. waaw suñu carrière moom ku ne xam na fi ni mu démarré ndax fii lañ ko commencé ci fii ñu leen indi nii ci kër gi fii lañ tàmbalee carrière bi mu jëm ci mbedd mi doog a jëm ci feneen ak feneen parce que fii lañ commencé di def art di feccantu di tëggantu di woyantu comprendre nga ba loolu nekk ci loo xamante ni luñ bëgg la. moo waral tey ñu nekk ay artistes waaw loolu moo démarré carrière bi waaw. li tax li waral coow li muy osé. aisé waaw. ba pare dama la ci may tuuti soo osé aisé da ngay pesé. waaw da ngay pesé fu mu toogee nii amaana pesé na lool. waaw mu bëgg osé aisé boobu noonu lan moo ko indi. waaw osé aisé mooy yow Bamba xoolal fa nga osé aisé li nga sol ni ku osé wul aisé du ko sol. dëgg waaw da ngaa osé ba pare aisé. aisé mooy nga nekk en l'aise osé mooy nga am sañ-sañu def benn affaire création ki la dàq créer moo la dàq osé ki la gën a am xel mu dal moo la gën a aisé xel mu dal mooy aisé comprendre nga posé nag mooy dal ak civilisation augmente la valeur de l'homme foo taxaw nit ñi naw la looloo indi osé aisé moo waral ñun fii ñu osé aisé ba pare nekk en l'aise nag. chers internautes yi ñu doon seetaan maanaam question boobu noonu bëri woon na lool ñu ko doon laaj lan moo waral osé ak aisé. leeral na leen ko. te doomu géwël la. macha allah ba tax na rek mbokkum Dakar Midi ñuy seetaan. dama bëgg nga leeralaat gars yi bu baax a baax Ndiogou Mbaye fan la dooree ba tax tey maanaam ak banlieue bi nu mu bëri ay jeunes stars. bëri fii maanaam ñu mën woy. waaw ba tax na xale yi jigéen ñi taamu la lool. góor yàlla yi taamu la lool. ñu gis ne tëgg nga le 13. waaw. tëggaat fee ne ñuy wax xéwal gi. waaw le 30 décembre fermé lañ fa gis. ba tax na loolu noonu nga expliqué ñu rek fan nga jaar ak nan nga def ba egsi ba fii. waaw ni ñu def ba egsi fii mooy rampe rek maanaam
di def par benn ndax tepp moo gën ñu ret ñun xëy ñu di tëgg rek di feesal dañ daan tëgg di am ay ñaari nit di tëgg duñ gis kenn di gis suñuy musicien rek ñuy continuer di tëgg gis yaa ngi dégg mais nag yàlla dogal na benn affaire macha allah bi ñu commencé ba tey yàlla mi ngi ñuy dimbali ñu ngi tëgg suñuy nit dagg seen i ité ci kanam tuuti dañuy dem fee ngeen gis parce que weddi gis bokku ci il faut que ñu dem doxantu station yëmbal sama base man yëmbal laa dëkk fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee li Ndongo Lo wax ni loo rëy mënoo gën a rëy ba gën a rëy fi nga juddoo kon ñun fii lañ cosaanoo fii mooy suñu cosaan mooy sa fierté mooy suñu fierté yaa ngi dégg ñun dañoo commencé fecc toj tànni béer yi xumbal yaa ngi dégg di toj fépp nit ñi bëgg nu lool ñuy def ay Oscar des vacances di jël ay coupe di ko indi yëmbal di jël ay meilleurs danseurs ñun comprendre nga kon yàlla après ni ma déggee ci fecc nga jëkkee ci fecc lu njëkkee dama ko jàng ay at comme ni ma jàngee way noonu laa jàngee fecc ay at di fanaan ci mbedd yi di fecc di fanaan ci kër gi di fecc dem di répété ji di fanaan foofu comprendre nga suñu mag yoroon ñu ki moo nekkoon suñu maître en scène Papa Thiam moo ñu doon wax booy danse kung fu nii ngay fecce contemporain nii ngay fecce zulu nii nga koy feccee comprendre nga danse mbalax nii nga koy feccee classique nii nga koy feccee ba tey ñun ñu jël fecc yooyu yëpp boole ko dexañ ko teg ko suñu bopp musique boo mën a musique ci àdduna bu ñu ko déggee xam na fa lañ ko war a teg fecc ma parce que dañ ko jàng dem naa ay tournée mais après dama toog fii ni xaaral ma toog fii woy comprendre nga parce que woy moo nekk sama deret woy moo nekk ci man su ma ko defee dama ko war a def su ma ko defee dama ko war a def foofu laa bëggoon ñëw ba tax na woy bi da nga kaa donnoo ci sa yaay wala sa papa waaw woy moom dama ko donn ci sama famille sama yaay day woy sama papa day woy sama maam day woy sama maamaati maam day woy man maa ngi dëkk Njéey Gàddi Mbiraama Tawfeex Peex Taal Kébémer Louga yaa ngi jég maa nga dëkk ca Kajoor ca géwal ya macha allah do dégg ñaan jëri ngoone maa lawbe sàmb ku li ma ci sengi ndaat ma faaliku ma ndaama tëx ba di nga dégg ki nga xamante ni mooy ngoñ naan ngoñ daawul wayaan ku wayaan mu dab nangu demba daaro daaw ngoñ ma sàmba dembaar daa nga dégg loolu ngoñ du wayaan di nga dégg dogo faale maawa joor kumba sàmba yaay jooro dogo mi ci mbergoor ma maxar isa fall sàmba xewe mi ci njaay danoo bokk foofu ña sama maam bu jur sama papa dogo la bokk kër dogo la dëkk sama yaay mooy sama bàjjen sama yaay sama papa ay cousin cousine la doomu nijaay doomu bàjjen la comprendre nga ma nekk bette yaay sant mbay baay sant mbay ma dëkk peex bu ma woyee dama war a woy su ma woy dama war a woy man sama papa bi muy dund daal ma teg ci néeg ma toog mu naa ma njóogu bindal may bind mu may wax naa ma bu ëllëg parce que xamoon na lu mu yàgg-yàgg dinaa defi ci affaire bi donte que maa ngi jàng sax mais su ma nekkee ci néeg bi di woyandu sax moom day sentir ni kii dafa bëgg affaire bi ba sax sama yaay su doon ma tere di ma dóor dama di jàngi di ma booleeg sama nijaay pour ñu dóor ma mais sama yaay moom musul bëgg quoi may def ay aar ak yooyu quoi parce que moom xam na li ci nekk xam na méttital bi ci nekk di càkkonteel bi ci nekk daf ci nekkoon moom nekk ci ay at yaa ngi dégg moo waral mu bëggul woon ma nekk ci di ma dóor su ma dóoree ma daw ko Pape Thiam fanaan fa su ma dóoraatee ma dem ko maay booy fanaan fa mu ñëw ko maay booy yaay maay booy ñi bàyyi leen ñi def leen bëgg comprendre nga ñuy ànd ci noonu Papa Thiam mi sama yaay ndeysaan sama rakk bi bira bi muy nekk xale sama Pape Thiam sama yaay mus naa boot biraay di ma wër fekk ma dem fecc ji mu ñëw place Pape Thiam di ko booleeg Pape di ko Pape expliqué ni ko booy bi kat mi ngi fecc mais tuxul deful leen lu bon mu ngi correct di ñëw def li muy def bàyyi ko mu def li mu bëgg sama yaay ne ko léegi xam nooy def da nga koy bàyyi mu jàng métier fekk maa ngi jàngee ci Pape Sall waaw te téer moo Pape Sall rakku Lamine mii la yaa ngi dégg àdduna di demee noonu comprendre nga ñuy développé di gëm affaire yi di ko fonk nag di ko respecté parce que tey man su ma waree lekk léegi ñu ma Ndiogou Mbaye kaay def émission wala kaay woy lekk ba arrêté naa ko de
su ma commencé kaf ba way jot kaf jeex na aw ma xarit aw ma àndandoo aw ma dendandoo kaf moom mën na nekk fii nii ñu toog nii ampleur ci mbedd mi mais bu ma demee bu commencé yor mic bi moom amatul kaf amul foo amul ree amul leneen damay liggéey parce que dama ko bëgg man musique bi may def du alal moo tax ma koy def du xaalis bamba dama koy def pour loo xam dama ko bëgg mu neex ma yaa ngi dégg ma sentir ko di ko def yaa ngi dégg bëgg ko à part ça leneen lu ma ci fekk nag moom ma xam ni yàlla moo ko bind ni Ndiogou dina am lii mais tëdduma ni xaama def soirée bi pour am ci benn 1 million dama naan xaama dem def soirée woy soirée bi neex ma woy fa lu neex nit ñi ñëw ñuy dund woy lu neex après xaalis bu fa ñëw nag à part ça ñi ko war a am ñoo koy lekk comprendre nga Ndiogou Mbaye nekkul moom moo ko moom waaw ñun noonu la ñuy liggéeyee moo tax duñu am ak benn problème ak ñi ñuy liggéeyal ñu ñuy liggéeyal saa boo gisee dañuy osé dañuy aisé teg ci posé waaw pas ci posé ba tax na foofu laa lay wax nga teg ndànk sa loxo ñëw comme que ndaanaan la kulli fadri kenn dootu ko présenté ti sa émission Kër Ndaanaan dama koy bàyyi fu mu jaar yoon la waaw nga fëx rek defal ma lu baax waaw demba daaro daw ngoñ ma samba ne baare goño ngoñ daawul weyaan ku weyaan mu dab la nango for yu ñaalo gi naa mu daan jël ey bu ma woy daanan la man Ndiogou Mbaye maa doon samay maam Seja makumba sen bay gudi fatim ba joja borom ngaay may ko liggéey tey ma woyal leen tey ma bégal leen manan jigéen taamu naa ci jikko je manu anda taaru jomama jigéen taamu naa ci jikko je jomama manu anda taaru jomama si jaga tumba maya mata jigéen boo ma koya my boy esthétique oui sama bali bali la dum jeli la taxidiri bali 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 la fay fay di firi sama bari ñu naan du def dara ndax wuri 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 ay dali ko da mo de kenn do te ñamo ay waay bari ma ñaa dina go daan yi man di bëgg naa leeno ku ci bëgg sa yaay borom woy wi maa nga bëgg sa baay booy yaay borom woy wi mu bale xaadimoo xaadim Bamba mu jaay Bamba waaw loolu première partie la ndax gis nga lii ma yor ni yaakaar naa ni sax li ma koy yor bariwul parce que maa ngi ci musique bi temps bi dootuma ko may muy bongo mais dafa nekk loo xamante ni kii dafa riche parce que cosaan la affaire bi dafa nekk loo xamante ni da ngay woy di woy ci bongo yi comme tey Seck Diat moo génn lii sa yaay du dàq gën ba cangonal ba yàggul lool am nga teranga am nga sutura Dakar Medul jàngaani loon mbaax Sekin yaay ngeen xamee mbaax bilaay sa yaay du dàq gën ba cangonal ba yàggul lool am nga teranga am nga sutura jàngaani loon mbaax Sekin yaay ngeen xamee mbaax nangan sara maramay ay da dem ba coro ma ca neegi nangan sara maramay xar la ma rayal ma Ndiogou yendul mi paaj la ma taajal dem jaar mu nu wembo ba sara maramay panu glace mu sotti suute xar la ma rayal ma Ndiogou yendul samare
ma jani gi nangaan xala ma rel ni ma njóobu yem panu galas kunu sotti suukar mag moo ko ñamal du ko yàppi daasat panu galas kunu def fa baaral mag moo ko ñamal du ko yàppi daasat saara bala bay ay waay Samba. loolu ki nga xamante ni nee naa la empereur la ci bongo lii moo woy loolu Saara Mbaram Mbay ay da temba coro ma ci néegi ndangaan ngañ saar gaaña demoon Congo may ma jabar aaye ma ko sama goro def lu ñaaw may ma jabar yóbbu ma ci police am woykat yoo xam ni ay démb leen woon daan woy ku ci mel ni Ablaye Mbub borom nongo daara yaa ngi jooy bàyyi zone na nit ki la woolu ba jox la doomam bëgg na mu sàkku xam-xam jàngal leen xale yi ndax ñu bari xam-xam ay waay ñëwal maay booy ñëwal waay papa caam nga dum baange wax leen ñëwal sama gaay bu ngeen waxee dafay neex ñool Musa Juba Kumba Seen Mbay Guri Fatim ma jóge borom ngaay sama njugu soo waye ndananga ñebe mooy sa yaay gurmay mooy sa baay mu dem teel a ñàkk baay teewul nga daal di am jom mu dem eri Musa Juba Kumba Seen Mbay Guri Fatim ma jóge borom ngaay may doon liggéeyal waaw ba tey rek jeexagul. dara xewagul. ba tax na Ndiogou Mbaye tey dama amoon lu ma la bëggoon laaj. muy que ni yow kam moo di composer say musique. waaw en ce moment nii fan nga toll groupe bi. waaw ba xam am nga groupe am déet. macha allah alhamdulilah parce que tamit am na loo xam ne sant yàlla la de. waaw am na loo xam ne sant yàlla la macha allah am nañ groupe. groupe bi mi ngi tudd groupe Osé Aisé am na ñoo xam ñoom njëkk a way ñoo ma dàq way am ñoo ma xam ne ñoo ma gën a yàgg ci affaire yi mais am na ñoo xam yàlla moo la koy dénk rek bés bu ko yàlla nar a nanguwaat tamit da koy nanguwaat mais yàlla bu ko yàlla nangu am nañ groupe mi ngi tudd groupe Osé Aisé am ay nit ñoo xam ñoo fa nekk di composer morceaux yi composition morceaux yi nag école la muy groupe bi yëpp la dafa am chef d'orchestre am na ñu may composer morceaux yi ku ci mel ni sëñ Saliou Dioum Maabo Biram Kuma Njaay Maabo Yaasin Jaal kooku moo ma jàppale te yàlla rek tax seeni jaxate cavalier yi kooku moom mënu ma ko fay ci àdduna mooy jouer guitare solo ku ci mel ni kenn mooy jouer basse comprendre nga Papa Ndiaye moo doon jouer batterie doomi Moussa Gueye Ndiaye léegi bi mu voyagé ñu indi Seck Ndiaye mu nekk ci batterie bi comprendre nga bu dee danse bi ak kebatu bi maay booy moo ko yor comprendre nga Papa Thiam moo yor tamit kii bi ampleur bi day danse day kebatu comme gis nga leen noonu ñoom ay polyvalent la bu neexee dañuy fecc bu neex dañuy nangu micro bi ci Ndiogou Mbaye show ak xale yi comprendre nga te ci kanam te di nga leen gis ñu show fii léegi nga gis ma jàppal leen bongo bi daf may neex yaa ngi dégg am koo xamante ni yaa ngi dégg mooy bind texte yi fam koo xam mooy bind texte yi spécial Ndiogou Mbaye doog a ñëw di way gis nañ ne nga génne benn single bu doy waar 2017 waaw ñu koy wax ma chérie xale jigéen yu bari di ko snap ndeysaan affaire bi doon ampleur boo xam ne macha allah loolu nan la def ba nga gisee loolu waaw loolu nag dama ko yàgg a way parce que maa ngi naan ma chérie gën naa la chérie nopp naa la xam loolu fan la jóge Rosa ça va Rosa c'est ça aba mais loolu doo ko xam ñun ngay xam quoi parce que ñun ñooy déglu affaire bi neex ñu dëpp ko tourné ko woy ko duñ ko woyee nag xale yi bëgg ko di ko sinap xam nga boo demee mu doon lu doy waar ñu defaat nag bu ko gën a doy waar walaay ñëw si waaw boobu nag moom yaa ciy wax du ma ci wax Bamba
waaw ba tax na dëgg neexul ba tey nee naa la dara xewagul ak Ndiogou Mbaye dafa génn waat single bu doy waar single boo xam ne macha allah kenn du ko werante ba tax na dama lay bàyyi nga wax loolu noonu ci single boobu noonu waaw tuuti baby yow la wala man la baby boy je ne retenais plus parce que tu as beaucoup changé parce que dafa changé ma ne ko seet naa la wër naa la fu ne baby yow da nga changé affaire bi yow la wala man la baby yow la wala man la yow la wala man la chéri boy yow la bëgg baby yaa ma tere nelaw say message vocal say appel WhatsApp say snap xam nga xamutuma nu mu fa demee noonu boobu damay ñëw gàllem mu ne ci WhatsApp bi xam nga du la tal du ma tal changer code téléphone am sinon moom sax dama koy vérifier di gis leneen mais lan la moom la wala man su ma waxee mënuma yow la su ma waxee mënuma moom man la kon kan la ci Bamba ak kii la faute donc question baa ngi noonu chers internautes yi seetaan nee na béy bi moom la wala yow la ba tax na xale jigéen ñi macha allah moom waxal na leen bu baax a baax xolam fu mu ko def ci yéen est-ce que Ndiogou Mbaye am na idole Ndiogou ak a bëri idole kan mooy sa idole Seydina Muhammad borom barrière or ba ci Madina kooku mooy sama premier idole macha allah waaw Serigne Touba sama idole la Alaaji Malick sama idole la Bu Kunta Ndiassane sama idole la Baye Niass Baye Laay yaa ngi dégg samay nijaay samay idole lan waaw dafa mel ni tudd nañu gën waaw nga xam ne macha allah ñoo ñuy idole yu premier yi waaye dama bëgg nga wax ma rek si art bi kan moo nekk sa idole ci art bi sama idole ci musique ñaar ñii la muy kan ak kan bari nan bariwul waaw soo déggee man la ñaar lañ yaa ngi dégg dafa am ñoo xamante ni damay tëdd ba guddi seeni way di ne ci man mel ni Youssou Ndour ay wayam daf may neex Assane Mbuub nag moom man mooy sama waykat moom laay déglu su ma tëddee sama nekk moom laay déglu moom laa bëgg ay wayam moo ma neex Assane Mbuub parce que loolu yàlla ku dul wax li la neex tamit da ngay tricher ku ànd ak kenn dëggoo mais nag ñi ci des ñëpp seeni way neex nañ ma Pape Diouf ay wayam daf ma neex damay déglu ay wayam barke Serigne Salim Mbacke yaa ngi dégg Birame Dieng ay wayam daf ma neex Fatou Lobe ay wayam daf ma neex parce que ñooñu ay kaamil lañ ñooñu dañuy woy wayantu wuñu ku ci mel ni suñu yaay kii Kiné Lam day woy Fatou Lobe mi ngi fii yëmbal di woy lu neex Birame Dieng Ablaye Ndand Fall yëmbal dafa bëri ay ndaanaan yu fi nekk ay waykat yoo xam ay kaamil lañ laay Ndand Fall Ablaye Ndand Fall yaa ngi dégg Wally Seck sama idole la parce que nekk sama idole mooy xale la mais dafa gëb boppam moo tax mu nekk sama idole Wally ba pare sama idole la dama ko gëm Wally Seck comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen Thiat Seck mi ngi fi ci banlieue bi di woy lu neex Sidi Diop mi ngi fi di toj dëkk bi te yàlla na sax macha allah xale la mais mi ngi def buzz. en tant que jeune leader maanaam lan nga mën a dénk maanaam ndaw ñi waaw tey ba tax na tey gis nañ ni ku jóg dugg ci art bi ku jóg ne dama bëgg a fecc wala dama bëgg a def musique aussi tamit nga waxaale sa fans yu lay seetaan Ndiogou Mbaye waaw xam nga li may wax mooy ndaw ñi leen rek laa leen di dénk nan yërëm mag ñi nan jox cër mag ñi ndaw ñi nan cëral mag ñi yërëm ndaw ñi li ma leen dénk mooy boo nekkee jullit del julli boo nekkee chrétien del dem église nga maandu sa maandu comprendre nga nekk ci li nga war a nekk góorgóorlu yàlla baax na parce que ndaw ñi fii macha allah xale yi ma gis fii yëpp jeune Sénégal yëpp koo ci gis ñi ngi dem Espagne ñi ngi dem Paris mais bu benn xale nag dugg ci gaal yi nañ bàyyi libi comprendre nga ndax tukki moom bu jotee rek dina am incha allahu rabbi nañ bàyyi libi bi comprendre nga toog bàyyi seen waar ku ci ne nekk ci li nga war a nekk bis bu tukki jotee incha allah nga bëgg ko di nga tukki. tey looy wax sa fans yi. fans yi nag maa ngi leen di remercier parce que man maa leen amal njukkal. yéen fans yi man Ndiogou Mbaye maa leen di woo di dagg seen i nelaw ngeen dagg seen i nelaw di ñëw comprendre nga di yëkkati seen alal di ma may comprendre nga
di ma dagal seen i ticket di déglu su may woy su ma jëndee cassette ngeen jënd ko ku may tuutal ngeen xuloo ak moom comprendre nga xon amuñu seen fayda yéen suñuy soppe ñu ngi leen di ñaanal yàlla wéral leen kàttanal leen may leen gudd fan may leen bonheur santé wér-gu-yaram xaalis bu bari nag parce que xaalis nag dafa bokk ci affaire bi foo xaalis bi gën a bari fan si gën a parce que mooy waral batterie bi ñu naan batterie dafa xew ñu ni gën di mën di batterie te yow say fans dañoo mën batterie ak ñoo mën a batterie macha allah ku ci mel ni Lamine Touré Mandine Mori kooku day ñëw yëkkati 1 million may ma ko ci kaw chaîne te xale la jeune la Lamine Touré ci la dëkk yëmbal lu garaaw laa lay wax dëkkul Almadi dëkkul feneen yëmbal fi la dëkk banlieue ku ci mel ni tonton Lamine Ndiaye mi yére yi may sol yëpp ngay gis yére tubaab body turc moo ma koy indil Espagne day jóge Espagne ma fils foo nekk doomam lay tuddee sama anniversaire chaque année ba Grand Théâtre ba Bercy doomam moom lay tuddee lu ma am ci àdduna doomam laa koy tuddee mooy Maguette Ndiaye sama jigéen maa ngi koy remercier Alou Gueye aw ma fayam Najib sama ménageur kooku du ma ko gërëm dama koy ñaanal ku ci mel ni Moussa Diama Kouma Sène Mbaye Ngori Fatim ma jojo borom gaay ki nga xamante ni mooy jël xaalis ne dama studio xaalis dama nga def clip xaalis lan daal yéen nga war a sol tey ñaata lay jar jasinaire bi ban jasinaire nga war a sol di la contrôler di xool ba xam yaa ngi ci lu baax wala yaa ngi ci bon ba xam yaa ngi tëdd heure wala tëddoo heure ba xam yaa ngi ànd ak ñu baax wala ànd ak ñu baax muy sama nijaay soog na mbay comprendre nga defal ma lépp la ma defal jox na ma oto yaa ngi dégg jox ma kër ma dëkk comprendre nga may defal ma single fayal ma lépp mook sama yeneen nijaay yi du moom kase nag moom day def lu baax ba pare am ñoo xam tamit ñi ngi def lu baax ku ci mel ni Abo Mbay ku ci mel ni Amsata Mbay sama nijaay du ma ko fàtte ci mel ni Pam Mbay sama nijaay du ma ko fàtte comprendre nga ku lim juum ku ci mel ni Mor Ñang kooku suma mag la kooku dama ko tuddee anniversaire mu teral ma soirée le 30 décembre ni ma nag bis booy def clip na nga ñëw kër ga ma jox la xaalis bu bari nga dem def lu la neex parce que yow yaay sunu rakk dañ la war a jàppale man maa ngi ci ñu nekk sama ginnaaw Njoogu Mbaay bi ngay dégg du man ñu nekk sama ginnaaw la ñoo may dooleel nam ma oto nam ma kër comprendre nga nam ma yére nam ma xaalis ma yooyu pare jël xaalis jox musiciens yi su ma soxlaa xaalis dem ci tonton Lamine Ndiaye léegi mu may ma xaalis. donc l' émission tire à sans fin dañ koy bàyyi mu tàggatoo mbokkum chers internautes yi ñuy seetaan ak waa Dakar Midi TV. waaw Dakar Midi TV nag sama télé la man Njoogu Mbaay. yaa ko moom. Dakar Midi TV man Njoogu Mbaay sama yëf la. parce que sama seex moo fa nekk Idali sama jumeau ko xam dama ko bëgg mu bëgg ma ku ci mel ni Bamba ku ci mel ni sama jigéen sama xarit Ndey xale bi nga xamante ni buy liggéey da koy teg ci yoon teg ko ci temps ak heure civilisé teg ko ci temps ba pare xew nag ci jamono ak sama cameraman ñu jantali sama gaay yi ku lim juum Dakar Midi sama yëf la man Njoogu Mbaay osé aisé maa ko téye nii suma loxo Dakar Midi tëgg neexul lii laa wax. loolu laa leen indi loon tey si seen émission Kër Ndaanaan xam naa ne chers internautes yi ñuy seetaan am nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax waaye nag du ma nopp mukk te gërëma ma sama cameraman yu ñaawul yi ko ci mel ni Charles ak Omar di nuyu tamit di bégal sama réalisatrice ñu koy wax Ndey donc maa ngi am mbégte di leen jox kontaante bu baax a baax a baax ci beneen numéro seen émission Kër Ndaanaan. Njoogu Mbaay moom pour wax ci sawar naa ci trop ndax foog naa ni ami d'enfant la ñoo yarandoo une semaine lañ magante maam ñu bokk benn date bokk benn weer ba pare yàlla dogal ñuy ànd bañ nekkee xale ba fi ñu egsi nii tey conseil bi ma ko jox mooy bu mu déglu li papa Youssou Ndour naan bojo bojo bu mu faale benn bojo bojo na nekk au devant de la scène di bëggal fans yi di ànd ak ñi nga xamante ne ñoom la nekkoon depuis démb boole ko ñi nga xamante ne ñoom la nekkal tey ñu di ko dimbali bu baax boole ñëpp waaw loolu daal laa koy conseillé. di ko ñaanal carrière bu gudd yàlla musal ko cat ak làmmiñ ndax waaju baax la ku fonk ay waajuram lu ko bëgg nit la te Baay Faal la te macha allah li muy def mën na ko trop di ko ñaanal daal carrière bu gudd bu ànd ak wér-gu-yaram ak wërsëg gu takku. maag nijaayam daanaka bi ñuy ànd ay xale yu ndaw la ñu mu nga Argentine moom ñu koy wax Pambay yaayam nekkoon sunu mag
ci moom la ñu yaroo franchement muy nit koo xam ne ku bëgg woy la yàlla na ko ci yàlla jàppale ndax parce que li mu wax mooy li nga xam ne tey par exemple dëgg la ci moom mooy da ko daan fooye bi depuis bi mu nekkee xale yàlla na ko ci yàlla defal ndam woy nag neexul dafa metti metti na trop gën a góorgóorlu ndax parce que woy moom daanaka boo ci nekkee góorgóorlu ci rek sunu borom mën na la ci may boo xoolee ñi ko débuté ñëpp ba fii ñu ci yëg si tey dafa metti woon ci ñoom waaye da nga ci góorgóorlu rek jàpp ci bu baax a baax fi may waxee sax beneen nijaayam a ngi nii kii ñoo nekkandoo Italie muy nijaayam tamit ñun ñëpp ñoo bokk yarondoo fii franchement mii suñu jarbaat nag doon xale bu am jom di ko ñaanal daal bonne continuation ci barke borom Touba daal lépp loo xam ne bëgg na ko ci way sunu borom defal ko ko. donc jeune la mi ngi ci yoonam te nag yàlla dogal na mën na li muy def maintenant boo xamee sax mën gi mu ko mën mais bu góorgóorloo tuuti lu mu bëgg ci aar dina ko am ndax bu dee ñaari fan yaayam da ko liggéey ci kër baayam maa koy wax fu mu nekk ak fu mu nekkul ñu chaque jour bu ñu toog loolu laa koy wax waaw muy may sa jëma kumba seen mbay góori Fatim ma jooja borom gaa yi donc mi ngi noonu. waa Ndiogou am na ay défaut nag amul sax benn défaut am na ay défaut parce que donc léeg-léeg Ndiogou du xam ni muy waxee donc bu tàngee bu xasee ba nga xam dafa mer lu ko neex lay wax bu paree da koy réccu mais xol bi dara nekku ci lu dëgg donc beneen bi ci topp mooy dafa xaw a dëgër bopp mën naa ne sax fii mu toll ni dëgër bopp moo ko fi andi ndax man dama doon xeex ak moom dama ko doon dóor di ko mbëkk te bañ muy fanaan ci ay kër jàmbur ay fu murul dem barke Serigne Touba mais donc yàlla def na tey xëy na comprendre na loolu lépp marqué na tamit ay pas mais mi ngi doog a moom mi ngi doog a commencé li ne ci moom yeewoogul kooku maa leen ko wax jàpp leen ko yéen waa Dakar midi Ndiogou li ne ci moom di nelaw yeewoogul parce que xamal tax fi mu jaar moo tax dafa fecc ba xelam dem bay tànkam oos mu ñëw tëgg bongo ba naax doog a woy la mujjee gox bi ngeen ñu fekk nii fii muy yëmbal yàlla dafa dogal dañ koo toj ba mokk ru mbax amul fu ñuy jaar te duñ wax Ndiogou Mbaye a ngi nii wala Pape Thiam a ngi nii te loolu rek doy na sant yàlla te mosuñu fi def lu ñaaw wala ñu wax ko fi bi ma ko jox toujours rek mooy bu mu fàtte ay nitu démbam donc na ko booleeg ay nitu tayam mu gën a dal nag te xam ne tam artiste buy dem daa war a moytu parce que wóolu sa bopp 100% sax baaxul waxuma la di wóolu koo xam ne xamoo ko ndax boo siwee di ngay gis ku ne mbaa ngay dégg lu ne lu dëgg li ma wax rek gis nga Ndiogou Mbaye moom boo ko lebalee Pape Thiam bu la fayee maay booy moom say bàkkaar jeex na marché bi tas na yàlla toppatu la dara. ndax Ndiogou dafa juddu ci ndaanaan yaru ci ndaanaan màgg ci ndaanaan ñun sunu yaay Adja Aminta Mbaye ak Ajaratu Fatou Mbaye Fass muy maay mi Ndiogou ñoom lañ wax ñaari doomu pennaare ca Fass lu ma sa am Ndakaaru sama yaay moo koy def Aminta Mbaye sama baay ñun ña nga dëkk Peex Ablaye Mbaye Peex ñoo bokk benn baay ni ma nekkee nijaayu Ndiogou noonu la nekkee nijaayu Ndiogou ma Ablaye Mbaye Peex yàlla def muy judd ci ndaanaan nag comme li Pape Thiam wax nag dëgëroon bopp lool waaye nag dafay bëgg macha allah dafa bëgg li muy def nit boo ko ñaanal da nga koy ñaan ca la mu bëgg ci lu baax te comme moom doomu géwél la te doomu ndaanaan la bëgg na aar dañuy ñaan yàlla jàppale ko ci yàlla may ko ci ndam ci doole Cheikhul Khadim fonk ay waajuram mooy gàllaaji doom li ma ci teg na fonk ñi mi àndal aar dafa metti tey jii barke Cheikhul Khadim Mbacké musiciens yi waykat moo ëpp tey waykat tey jii moo ëpp ay musicien dafa manqué su la yàlla dimbale nga am sa groupe nekk ak say mission da nga leen di fonk barke Cheikhul Khadim loo am bokk ak ñoom nee naa ko loo am jox leen ndax bu ëllëgee bu soobee Cheikhul Khadim Mbacké billahi wallahi wa taalaahi bu fekkee loom yaa ngi ko jox doomu aadama yi bu ëllëgee lu bëgg am di nga ko am te loolu laa koy ñaanal yàlla ci barke Cheikhuna Khadim fu ma toll dama ko ñaanal parce que jarbaat la doom la mais xarit la ci man ndax xale la mais gëm na boppam fonk na yaayam fonk na ay rakkam te gëm na li muy def te ci kàttanu yàlla ak yontu bi ak Cheikhul Khadim ñi ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak yontu bi fa mu bëgg a àgg ci aar yàlla na ko Sëñ Tuubaa àggale ci barke Cheikhul Khadim Baby,
Yeah.